voilà salaamaaleykum chers internautes yéen ñi nga xamante ni yéenay choisir la Teranga TV dalee nag jàmm seen émission allo la Teranga di am bés bu nekk bu juróom-benn waxtu jotee ci ngoon saa su nekk rek ñuy andi tam yi nga xamante ni moom moo gën a am solo ci bis bi ci wàllu actualité ñu andi ko def décortiquer li nga xamante ni moom mooy yooyu information ngir mën see jëlee njëriñ ñun tamit ñu mën see am li nga xamante ni moom mooy yéen seen satisfaction waral saa su nekk ñu di defal li nga xamante ni mooy allo la Teranga avant tout ñuy nuyu suñu mbokk chrétien yi nga xamante ni génn nañ seen fête bi nga xam ne feetu Pâques di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan ñi nga xamante ni ñooy ñun ñi nekk si mbokk musulman yi di waaye dugg ci li nga xamante ni mooy koor gi yàlla def jàmm ci yooyu nga xamante ni si la ñuy waaj a jëm waaye la taatu dañuy daal di jox ki nga xamante ni mooy Lamay tey mu daal di nuyoo parce que suñu beneen concert bi nekk fi muy ki nga xam ne mooy Clémence nekk ci li nga xamante ni mooy naka di ko jaale mbokk moom nga xamante ni moo fi bàyyeekoo di ñaan yàlla xare ko àjjana Lamay ñu ngi lay nuyu. Mor maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa Sénégal bi yëpp di nuyu waa aduna di nuyu suñu mbokk chrétien yi ci ngalax yi neexoon na macha allah. donc di wax julliti aussi nañu pare suñu koor tamit egsi na ba noppi. ñun tam ñu waajal ko bu baax di ñaanal Clémence aussi mbokkam bi dëddu yàlla na ko yàlla yërëm. donc dal leen ak jàmm ci Teranga TV allo la Teranga donc asalaamaaleykum. voilà salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni taamu allo la Teranga tey nag li ñu war waxtaanee bëri na ñeenti ponk lay nekk bu njëkk bi dinañ décortiquer li nga xamante ni mooy yenn ci ay poñ ci discours bu président de la Macky Sall ci li nga xamante ni mooy le 3 avril bi ñu génn waaye tamit dinañ wax ci rassemblement yi nga xamante ni jamono ji la ñu gis ci biir dëkk bi ñuy tiit ndax Sénégal du am li nga xamante ni mooy troisième vague ci mbas mi nga xamante ni dundu jamono ji waaye tamit dinañ wax ci soutien bi nga xamante ni kii di Adji Sarr ay jigéen ñu nekk ci diaspora bi ànd ak ki nga xamante ni mooy Aïda Patra bëgg nañ koo defal ba suba sax am na ab sitting bu ñu amal fa nga xamante ni mooy place de l'Obélisque bu ñuy jeexale li nga xamante ni moom mooy combat bi amoon keroog le 4 avril ci diggante Lac 2 ak ki nga xamante ni mooy Eumeu Sène question bi mooy déception ngeen am wala répétition moo amaat ci li nga xamante ni mooy lamb yi fi doon am donc ci loolu nag dañuy ñëw ci première poñ bi mu mel ni nag discours président Macky Sall bi ñu bëri am na yoo xamante ni jàpp nañ ko ci lu ci mel ne wàllu jeunes yi wax na ci waaye tamit ci li nga xamante ni moom mooy wàllu programme d'inclusion sociale ak territoriale wax ci wàllu PUDC ak Promoville ba tudd ay dëkk yoo xamante ni ñu ngi nekk ci village yi ak troisième usine bi nga xamante ni nee na dinañ ko mettre en marche ci biir mois de mai bi ñu jëm wala ta loolu dañuy daal di jox ki nga xamante ni moom mooy Lamay rek ñu daal di jëlagum première poñ bi muy wàllu emploi des jeunes donc Macky Sall ginnaaw bu mu njëkkee génn fi coori amoon mu waxoon ne dina génne lu toll ci 350 milliards jëmale ko ci wàllu ndaw ñi bii pa mu ne dina créer lu toll ci 65 000 emplois ci li nga xamante ni mooy wàllu njàng ak njàngale mi donc ba nga déggee boobu wax ci nga xam ne moom mooy le président Macky Sall lan nga si jàngat. si ñaari weer li mu ko wax bëri na trop. emploi lépp mu ngi ko jëmale ci jeunesse bi boo xoolee sortie mi mujjee def yëpp ci loolu lay wax donc ndax président de la république lu mu deful ci ay presque 9 ans ndax mun na ko def ci fii ak 3 ans loolu mooy wax ji beneen bi mooy ci biir ay discours am da ngay sentir ni nit ko bëgg a def mais ana kan moo koy dimbali pour mu def da ngay sentir ci biir discours am fermeté bu mu ci àndal engagement bu mu ci àndal tu vas te dire que kii de yàgg na def mais ana li mu doon def fan la jaar ñu bëri commencé poser wu la question à savoir ba mu fiy def conseil des ministres décentralisé gox ak gox dëkk ak dëkk fu nekk mu dem te fu mu fa dem fu ne li gën a gàtt ay junni milliards ngay dégg ci gox boobu ana ñu fan lañ mujjee te pourtant de ba muy def tournée économique boobu ay milliards la ñu jël xëpp ko ci juste pour def tournée yooyu fan la mujjee milliards yooyu fan lañ toll ndax jot na dugg ndax jotul dugg est-ce que tey dañuy toogaat ba dernière minute yi ñu toll maanaam dernière souffle bi ñu taxaw ñu ne ñu 65 000 emplois des jeunes ndax dañ ko nar a jaarale waat fañ doon jaarale yeneen yi te du aboutir en rien tey bu ñu waxee jeunesse bi est-ce que jeunesse bi ñëpp dañoo am ay diplômes est-ce que tey
ki am diplôme rek moo am pour dem liggéeyi fayeeku et pourtant secteur bi nga xam ne moo gën a doxal Sénégal di gën a demal Sénégal mooy tailleur bi. da ngay dem ci police su parcelle bi nga fekk fa benn lamtooro boo xam ne atelier am la yor moom mooy fayal boppam location moom mooy am ay client am moom day fay ay taxes day dem jënd tissu day dem jëndi wëñ day jënd puso day jënd leneen ak leneen loo xam ne ba ci diw machine bi nga xam ne moom lay def ci machine am ay day fay ay taxes léegi taxes yooyu muy fay mooy feesal keesu état léegi état bi en retour lan la mën a defal lamtooro ba nga xam ni lamtooro mën na jëlaat yeneen ñaari jeunes yoo xam ne dañoo nekkoon en chômage jàngal leen ni ñuy ñawee ba ñooñu ëllëg ñu mën a jëriñ seen bopp. parce que bu amee ñaari jeunes yi muy liggéeyloo di leen jàngal métier bi dina leen jox mandat gën kaa gàtt semaine bu jot. dina leen jox mandat boo leen joxee mandat boobu. mu leen di jàngalaale tey boo doolelee benn lamtooro mel noonu créé na ñaari emploi déjà. tey ñooñu bu ñu demee ba mën dañuy dem am ñeneen ñu ñëwaat tey ñi dem dañuy jàngale ñeneen kon. emploi des jeunes warul yem rek ci un diplômé war na dem ci chauffeur Ndiaga Ndiaye bi apprenti Ndiaga Ndiaye bi apprenti car rapide bi ki nga xam ne day wër di jaay ñu koy wax ambulant waxuma ñi nga xam ne dañuy toog ci artères yi di jaay et se disent des marchands ambulants waxuma ñooñu marchand ambulant mooy kii dox di wër mais da nga bëgg place kooku yëpp dañ leen war a dimbali. parce que loolu mooy secteur bi nga xam ne mooy jeunesse bi du rek ñi am diplôme non waruñu ko tollalee foofu parce que bu ñu nee jeunesse bi yëpp nañu bind ay projet du ñëpp a mën a bind projet tey am na ñoo xam ne dañuy toog juste pour xaar benn jeune bu ñëw ne leen damaa bëgg nga bindal ma projet pour ma dem déposer ko kooku bu mënul bind projet du ñu la financer après yooyu toogaat am benn mécontentement envers l'État mais du ñëpp war a bind projet te du ñëpp a mën bind projet aussi. mais la question que je me pose moom mooy Macky Sall nan la mën a jékki-jékki mu ne dafa créer 65 000 emplois dina jël lu toll ci 20 000 wala lu ko pour dóor ko ci wàllu njàng bi te gis nañ njàng bi fi nekk nii mi ngi sooxe fi ñu toll nii vacances lañ gën a jege li nga xamante ne moom mooy mbir mi ñi nga xamante ne fi mu nekk nii ba léegi ñi ngi laaj recrutement recruter ñu leen ba léegi ci fonction publique bu bëgg a ñëw annoncé ñu li nga xamante ne moom mooy ne day jël ay jeunes recruter leen ci li nga xamante ne moom mooy wàllu soit da nekk communautaire wala départemental ba sax wax na sax wax nga sànq ne doon def ay li nga xamante ni mooy conseil ministériel décentralisé bii mu ne dinañ def ay CDD ak ay CRD ci diggante région yi ak département yi pour xool naka la ñuy waxtaanee ak ñi fa nekk dugal association yi ñu waxtaan yeen jafe-jafe ndaw yi am pour ñu xam naka lañ di joxe emploi donc fi mu nekk nii dafa mel ne benn jeu la ñuy jeu ak ndaw ñi te je pense que c'est pas le moment ñuy jeu ak ndaw ñi parce que boo nee da ngay joxe emploi te ñu bëri ñi ngi toog di xaar ñoom jafe-jafe boobu ba léegi ñu ngi ko am nga bëgg a annoncé waat beneen 65 000 emplois est-ce que nekkul fi mu nekk nii dañuy tâtonner rek mais juste avec les mots pour jëm a dalal jeunes yi ak soulèvement bi amoon. xam nga président mooy li mu wax léegi rek quoi dafa wéet ci combat am amul ku koy dimbali ndax amul ku koy wax dëgg te moom da koo soxla fu mu toll nii dafa soxla ku koy wax. gis nga tey Sénégal dafa toll foo xam ne tollatuñ ci ay wax gis nga discours yi nii sax mënoon na ñàkk ci agissement lañ toll c'est-à-dire jëf direct. mais du ay wax ay discours mooy li mu wax léegi ci 2 mois yi président lu mu wax ci emploi bi dafa bëri ba tey aboutirul en rien comprendre nga. fi ñu toll tey mooy ay jëf yu taxaw yi ñu mën a teg suñu loxo. teg ci suñu baaraam mooy li ma wax aussi que secteur privé bi président daf leen war a jàppale. tey jëlal le cas de Wari exemple. Wari tey mu ngi jëm ci dig mu ngi suux. ñaata emploi ñoo fa nekk ay jeunes ñoo xam ne perte nañ ko guddi yi may wax ak yow nii ba weer bii su deewee weer bii nii ñu nekk nii am na si ñoo xam ne si lañ leen digg ni di lañ leen fay seen ay droits et pourtant c'est des sénégalais benn sénégalais moo ko moom gérer ko jël ay jeunes sénégalais di ci liggéey tey Kabirou Mbodj ñaata ci ay nit yu doon liggéeyee Wari la ñu dàqee foofu tey. war leen fay seen ay droit te ci weer bii la war a nekk parce que weer bii passé lañ leen ko waroon jox weer bii di ñëw lañ leen dig loolu et pourtant benn procès la boo xam ne tey lu waroon mën a ñàkk la bu doon dañoo dimbali Kabirou Mbodj pour Wari beneen bi tu prends le cas de Joni ñaata jeunes ñoo fa doon liggéey même bu dee fukki junni lañ doon fay par weer am na ñu xëy ana Joni naax na saay ñaata secteur ci privé bi tey ñoo nekk fii Sénégal
ñoo xam ne état bi su leen dimbali woon rek emploi des jeunes lu ci bëri ba ci média bi. ba ci média bi média privé bee ngi nii am na ñoo xam ne dañu leen di galgal ba ñuy obligé di wàññi seen ay personnel et pourtant c'est des jeunes sénégalais yoo xam ne ñoo fay liggéey léegi moom li mu nar a créer tey bu dooleelee Teranga TV dooleel ko yeneen média tey bu dee fii Mendy mu ngi fay par exemple 50 employés mais buñ ko dooleelee ñaata jeune la mën a dolliwaat waruñu mën a dolliwaat yeneen 50 parce que am na ñu ko jàng am ay compétences. nga jël ko secteur bu ci nekk nag secteur bu ci nekk secteur privé bi rek bu ko jàppalee ñu am doole bu bëri. tey tudd na ba tudd suñu culture urbaine pour la première fois ma dégg ko ci biir discours mu tudd ba tudd secteur urbain culture urbaine certes que am na ay milliards yoo xam ne mu ngi tegu chaque mois am na benn fonds bu ñu tuddee fonds des cultures urbaines mais fonds des cultures urbaines boobu mooy li ma wax léegi tey du jeunes yëpp a mën a am possibilité bind projet te tey boo bindul projet pour dugal ko foofu ak un bon projet te fi nga koy jaarale boo ko mënul bind ki nga koy jox pour mu bindal la dafay link ak ñi nga xam ne ñoo yor projet boobu dossier bi ñi ko yor dafa am ñoo xam ne dañoo nekk ci biti di bindalaate projet yi ñi leen di fay pourcentage est-ce que yaa ngi comprendre bu baax. tey ñu bëri loolu la ñuy liggéey dañuy nekk ci benn secteur mais am ñoo xam ne fictif la ñuy nekk. ñoom ñooy bindal kat projet yi ne la am naa fi 30% mais kooku après moom mooy appuyer fële ne la projet bi maa ko bind bu ñëwee na ngeen ko jàpp. loolu moo tax ñu naan dafa am politique bu nekk ci ginnaaw. te loolu yëpp dañ ko war a dàkkal. ñi nekk ci ginnaaw président ñoo war a jàppale le président de la république. ci parce que man dama am yàqin ne bëgg na. président bëgg na. mais waxuñu ko dëgg daal. dafa wéet ci combat am. daf ci wéet trop. avant le temps que ñi nekk fii di wut ay meeting yi kenn xamul di ci yàq ay millions là tout récemment Podor bi kii Matam bi ñu waxoon ni kii nu mu tuddati waa ji waaye géwélu Macky Sall bi nu mu tuddati. Farba Ngom way dernier meeting am ñaata millions lañ fi te waxoon. 65 waxoon nañ fii ne 65 millions bi nga yàq ci meeting boo ko joxoon 65 jeunes ku nekk 1 million de francs CFA la. mun nañ ci développé wu kon. na gars yi dimbali président Macky Sall moo gën seen propagande on n'est pas à l'heure de parler. voilà donc ci loolu ba léegi mu mel ne am na yeneen secteur yu mu laal mi wàllu territoire ne dinañ gën a ñoŋal li nga xamante ni mooy dëkkaan yi wàllu électricité wàllu ndox ak wàllu leen teewul boobu ba léegi ñu def nañ lu toll ci 2000 villages yoo xamante ni defal nañ leen ndox defal nañ leen courant ci wàllu PUDC ak wàllu Promoville donc te ba léegi à chaque fois nga gis ñuy coow naan wàllu amuñu ndox amuñu courant ba dëkk yi nga xamante ne sax ñoom ñoo ngi def ci nga xamante ne mooy seen ay meeting dëkk yooyu ñu ngi coow naan ñii ñu ngi am problème ñoom ñaar dañuy meeting boobu aussi mu laal muy secteur bi nga xamante ne moo gën a sensible muy wàllu social bi aussi ban ñaa nga ci am. man dama xamul Idrissa Seck lan lay def ci wetu président Macky Sall xamul tax ma la wax la loolu. Idrissa Seck dafa amoon fii benn 2007 ba muy bokk ci élection yi. dafa am projet bu doy waar boo xam ne c'était pertinent xam nga mooy lan. 14 régions du Sénégal chaque at dañuy préparer benn ville pour ñu def fa 4 avril. foofu la ñuy defee défilé bi léegi c'est-à-dire année boobu lu ci bëri 50% ci budget Sénégal dañ koy concentré wu ci gox boobu ba mu ko waxee ak tey su loolu jël nañ projet boobu pour le Sénégal heure bi dépassé nañ fi yëpp parce que 2007 à nos jours compter ñaata at la. c'est des années. 14 ans. 14 ans. heure bi kon passé nañ fi yëpp chaque at tey nga ne Dakar. 14 pays 14 kii régions. 14 régions. at bu jot tey ñu ne Thiès parce que fa lañ ko démarré woon moo andi woon coow lu bëri li. tey nga ne Kaolack après nga jël 50% budget Sénégal nga concentré ko Kaolack ci emploi ci lépp même ministres yeeg ñoom ñëpp fa la ñuy dem fa la ñuy xëy. ñaata la mën a développer biir Kaolack. mais bu dee lépp dañ ko bëgg a concentrer Dakar fàtte yeneen ñi di leen ñam-ñamal naan seen courant loolu daf c'est honte sax ñu toog ba moment bii nii naan yenn gox yi courant. ay troisième usine bi war a ñëw Kër Momar Sarr ci boppam pour ñu am courant ndox problème la. c'est vrai. pour ñu am ndox ñoom seen bopp problème la. kon y a des problèmes ci ñun y a des problèmes si suñuy njiit y a des problèmes partout. moment bi ngay toog fii tey exemple di jooy pétrole. di jooy gaz di la wax lu ne lan moo andi diggante Poutine France
États-Unis mu am ay tiraillements. parce que Russie c'est le principal fournisseur de gaz. tey nga dem Europe ak Amérique ñoom nu ñuy jéem a def le tout pour li nga xam ne mooy seen i gàncax nuñ ci mën a utiliser pour mu nekk gaz ak pétrole moment boobu yow am nga lu gën a conscient lu gën a am doole muy zircon bi doo ci wax. am phosphate bi doo ci wax. am kii bi ñu koy waxatee or bi doo ci wax sa géej daanaka li ci gën a baax moomatoo ko sa usine ndox ñi koy utiliser du yow moomoo ko sa tali bi gën a baax gën a gaaw moomoo ko muy autoroute à péage nga lu ci bëri moomoo ci dara yow xaalis bi ngay jël sax da nga koy garanti pour des milliards par mois. di ko jox France pour garantir sax xaalis boo xam ne moom moo la koy defaral joxaat la ko. te annoncé wu nañu sax affaire nouvelle monnaie bi éco bi ak CFA bi c'est amul différence ba tey France moo la koy defaral joxaat la ko nga garanti waat ko. pour des milliards France di ci dund après moom mooy ñëw suba na la dama lay lebal ci xaalis boo xam ne yow yaa ko fa teg c'est que li ñu war a lijjanti la ñu lijjantiwul. aucun pays ne peut se développer sans sa propre monnaie. loolu la ñu war a njëkk a lijjanti. ça c'est un tey zircon bi mu la tey Europe waxatul affaire pétrole de ak gaz moom waxatul loolu moo andi seen tiraillement ak Poutine ñoom zircon bi la ñuy wax phosphate bi la ñuy wax ci phosphate boobu mën nañ ci lijjanti leneen ak leneen. surtout tey zircon bi rek pendant 7 ans mun na développer Afrique sauf bi nekk Sénégal rek laa wax nag mun na développer en 7 ans Afrique. yow nga ñuy bëgg tympaniser ci gaz ak pétrole fekk ñoom ñu ngi xalaat fii ak 30 ans nan la ñuy génnee ci loolu. léegi ci liñ mënul génn nag moom yow am nga ko muy phosphate di or ak zircon. te zircon bokk na ci nga xam ne ki utiliser pour defar avion. moom la ñuy defaree téléphone portable moom la ñuy defaree loolu yëpp. yow satellite bi nga xam ne moom ngay seeraanee sa télévision di am sa téléphone sax moomoo ko moment bi nga xam ne ay Égypte. ñoom lancé nañ seen ay satellite moment bi ngay dem ci ay Nigéria. ñoom ñi wut seen propre vaccin yow nga am borom xam-xam yëpp fii sa réew jéemuñ ci loolu yëpp dara c'est que bëgg ak mën def. ça fait deux. affaire bi da ngay gis yoon bi mu ngi nii nga war cee tegu doo ko tegu parce que yaa ngi wut intérêt wu keneen. mais ñun mënuñu dëkk chaque jour di xëy suba ba ngoon di jël suñu alal di ko jox France bu koy dundee. te ñu moom suñu réew ñun. kon foofu li mu fay jàngee rek benn affaire la mooy président de la République dafa war a nekk en toute complicité avec ce peuple. parce que son peuple rien que son peuple peut le protéger jusqu'à sa mort. ok xam nga ci nan tey bu toogee mu ne su ma bañalee lii France mun na ñëw dal suma kaw mun na ma xañ lii ak lii bu la France xañee dara yàlla xañu la ko peuple bi du la ko xañ kon intérêt wu Sénégal nga war a jiital avant toute chose. c'est très important bu dee dëggantaan jaay li nekk sa biir xol bi moom nga bëgg développer amal ay nit yu wóor ñu tegu sa wet wax la li ci nekk te nga moytu ñi lay jay parce que moment bi may wax ak yow ni amul kenn ci réew mi boo si jëlee téeméer kenn moo la mën a wax ni dama bëgg parce que dafa am ñaari Sénégal dafa am Sénégal koo xam ne mu ngi neex mooy ki nga xam ne mu ngi sàcc alal bi di ci tëdd di ci def lu ko neex chaque jour bu dóoree marton ba pare jël benn projet ñoo jox la ko nga jox ko ay millions parce que tu vas te dire que lu mu lay dóoree mooy projet bi mu lay jox nii kat am na 100 jeunes yoo xam ne war nañ ci mën a liggéey fekk c'est faux loolu nga war a lijjanti te ñi nga jot seen xaalis ne la dañoo am ay jeunes yu ñu war a liggéeyloo ak ay forum du premier emploi ak yooyu ñëpp nga war a enquête parce que alalu réew mi ñëpp mu ngi si ñoom yëpp. voilà donc mu mel ne boobu côté ni ngay boucler dañuy dem ci beneen fànn rek muy rassemblement yi ñu gis fan yi ci biir Sénégal foo toll gis meeting démonstration de force ba sax fi mu nekk nii la question qu'on se pose ndax Sénégal du am troisième vague parce que même fekkee sa jamono gis nañ les chiffres sont à la baisse affaire yooyu mais aussi est-ce que aussi Sénégal nekkul en face li nga xamante ne moom mooy troisième vague parce que léegi nit ñi dañoo bàyyeeku baax amatul benn restriction bu ñuy def ci nga xamante ne moom mooy wàllu Covid bi ak yéen te ñu gis ne ñi nga xamante ne ñoo fare ci nguur gi ñoom ñoo def mbir yooyu te ñoom ñoo waroon nekk au premier plan ci li nga xamante ni moom mooy xeex mbas mi donc doo gisee loolu ñuy wax ay waxu feebar mi ba léegi nga gis ñoom ñuy ressembler wu amul benn distanciation physique amul dara te mbas mi ngi ci réew mi ba léegi te fu ñu toll nañu ay vaccin ñi nga xam ne ñooy chargé wu communication président de la république li laay war a suuli xanaa ñun émission yi ñuy def yëpp da ngeen ko dul woon président
fii am na lu ñu fi waxul fii nii lu am nii instant bi am na lu ñu fi waxul ci plateau yi ñu def yëpp. amul fii lañ fi toog ne leen relever nañu état d'urgence bi mais na am accompagnement nañu fexe respecter loolu nit ñi par la force que ça soit ñu leen di. lii faay wala ñu jël seen xaalis mu am ay sanctions mais du lever état d'urgence bañ ko fi lever. kan moo njëkk def rassemblement. géwalam. waaw moom moo njëkk dem Matam génnee àddunay nit léegi ñeneen ñi def rassemblement amul benn suivi yow yëkkati nga mille troisième vague c'est que bu ñu sacrifier les Sénégalais il ne faut jamais sacrifier les Sénégalais bu dee rek bëgg nga corona bi dañ fi. moment bi ngay toog 2 jours yi ñu génn yëpp amul benn décès affaire yaa ngi wàcc ñi des hôpital ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñu am tan ba génnaat yow moment bi nga xam ne nit ñaa ngi circuler rassemblement yi commencé daw et tout am na ay spécialistes yu ne il se peut ñu am troisième vague parce que affaire bi nu mu demee instant bi nii parce que y a des cas communautaires yi ñu ngi fi ba léegi. yow amul benn mesure. ak les cas symptomatiques aussi. non mais attends amul benn cas amul benn accompagnement bu ci am su doon bëgg nañ dëggantaan corona jóge fi nañu wax nit ñi mën ngeen defi seen ay xew mën ngeen def seen yooyu yëpp mais kat day am fu mu yem làmb ji tëj na mënoon nañu wax ne leen kat stade bi suy jël 1000 personnes 500 mooy dugg mu am distanciation. mais yooyu defuñ ko ci après toog di yuuxu naan troisième vague na ñëpp dee. mais est-ce que nag fi mu nekk nii dañoo ne comme que sénégalais yi wax nañu wax ñu dëgër bopp nañ leen bàyyi ak feebar parce que au moment bu yàgg dañu doon wax apprenons à vivre avec le virus ñu gis ne sénégalais yi bon je sais pas ndax ils ont un problème à vivre avec le virus mu jékki-jékki comme mu ne comme que dañuy fi pour dañuy naa leen bàyyi ak feebar bi nous on a les moyens de nous protéger donc c'est eux qui vont subir les conséquences. waaw loolu la ñu waxoon fii. C'est plus maintenant apprendre à vivre avec le virus. Il faut maintenant c'est mourir. Apprendre à mourir pour le virus. naka la ñuy fexe ba dee ci virus bi ci loolu lañ nekk. c'est plus apprendre à vivre dootul loolu. waxoon nañ fi ne ñoom am nañ moyens yi ñu protéger woo lépp donte feebar boobu mu ngi leen di dugg benn. mais ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci bas peuple bi ñu ngi toog. di dundal dëkk nit ñi si biir car rapide yi njaga jaay yi bus yi xew yi stade yi ñun ñoo fa nekk di këtti duñu takki masque duñu def dara léegi amul benn sanction boo ci jël mais loolu mooy dem leen dee parce que amatul kenn ku bu troisième vague bi ñëwee fi après dañuy war ci ay couvre-feu ba xool ndax sénégalais bi yoon dinañ am fulla ak fayda wu taxaw ñu leen di accepter ñu leen di confiner encore man j'appelle tout le monde que bu ñu leen naree confiner waat. ba xam ne ñoom la neex. mais est-ce que du def coloriage parce que bon Macron il a confiné une partie de la France Macky ne bon xaar gars yi ay affaire yéeg. ma confiner waat sama waa Sénégal comme quoi France confiné yoon sañu ñu confiner waa Sénégal xamul tax. moment bi ñuy toog nii lañ waroon jël les mesures barrières. respecté loo ko ñëpp balaa ñoo dugg ci ay confinement am na lu ko jiitu. boo jegee tali bii am na loo koy jegee boo xoolee gauche da ngay dee. dinaa def le tout boo naree xool gauche waaye maa lay mbéj nga xool droite. way pour nga dund. mais bu dee état bëgg nañu dund nañu respecter loolu les mesures barrières parce que man mënu ma tasee teg Vincent ci biir oto takkul masque maanaam ko Vincent takkal masque man maay kan pour wax Vincent ne ko takkal masque. da ngaa mën a dëkk chaque jour di ko wax nit ñi après kooku boo leen xeexee. dara xew ci yaa tooñ parce que ki la jiite dafa ne la demal dundi mais respecter rek la wax forcé wu la ko daf ñu ko war a forcer nag. fi mu nekk nii ñu war a forcer daf ñu ko war a forcer. ñu respecté ko par la force respecté wuñu ko. ñu am sanction bu ñu teg suñu kaw. moo xam liif la moo xam xaalis bu ñuy jël suñuy poche la. wala boog mu am pennu kaso. su ko defee ñëpp respecté ko une bonne fois pour tout. voilà donc mu ngi noonu joxe na message bi mu jox sénégalais yi donc en parlant des rassemblements bon bi yoon moom du nekkul ay rassemblement yi mais benn façon la parce que ki nga xamante ne moom mooy Aïda Patra ak benn groupe bu femme bu la diaspora ñoom ñoo bëgg a taxaw suba fa nga xamante ne mooy place de l'Obélisque pour wane seen jàppale ci ki nga xamante ne moom mooy Adji Sarr parce que dañoo bëgg a xeex lépp loo xamante ne moom mooy métital yi teg si jigéen ñi donc est-ce que ak contexte bi war nañoo naan dañuy wax ay waxu sitting alors que ñu ngi wax ay waxu apaisement bu kenn waxati ci dossier boobu kilifa yi wax na ñoom ñu tëb xëy rek ne ñoom dañuy def kii est-ce que Aïda Patra war na mën taxaw ci kanam Sénégalais yi naan da leen di def sitting day jàppale Adji Sarr. tel que ni ma xamee Aïda Patra boobu waxuñ ko li ci nekk yëpp quoi. parce que femme la boo xam ne hormis l'animatrice qu'elle est homme femme publique bu mu nekk.
man dem naa këram du benn yoon du ñaari yoon ma fekk ñoo xam ne dañuy am ay problème que góor que jigéen nag je dis bien muy góor muy jigéen mu uuf la ci wetam nga toog mu lay dalal. ñii am na ñoo xam ne su ma fi tuddoon ay tur ne la ñii dañ leen génne woon seen kër ñii seen jëkkër daf leen def lu métti génne leen seen kër guddi ndar kam amuñ fenn fuñ daw. Aïda Patra xamul seen yaay xamul seen baay moo leen jël teg leen ci wetam ñaari fan ñetti fan di wër seen ay mbokk di waxtaan dem loolu man du luñ ma nettali quoi nit boo dañu naan la booy waxal li nga gis xaw ma ñan ñoo ko instauré ci mbir mi ñan ñoo ko ci dugal mais j'en suis sûr et certain que ni du coobare boppam moom. tel que ni ma ko xamee la wax de. demeewul coobare boppam pour mu ne day dugg ci ay sittingu pour jàppale Adji Sarr. kenn bañul ko jàppale Adji Sarr moment bi may wax ak yow ni Adji Sarr dafa soxla ñu ko jàppale loolu. on a disconvient pas surtout mu nekk nit boo xam ne dafa am jaboot. psychologiquement mais dafa war a dem toog ci ay wetu waa këram mais moo gën mu toog foo xam ne pour mu gis waa këram soit audience lay nekk wala leneen mel ni ku nekkul ci réew mi fekk yaa ngi ci biir réew mi sa waa kër nekk ci réew mi. yow pour nga gis leen ngan di problème la déjà rek foofu rek dañ ko war a jàppale ci loolu beneen bi dossier bi léegi mu ngi ci loxo justice desul lu dul jugement léegi bu ñu waree jàppale Adji Sarr seen sitting boobu ñuy def c'est pour lan dañuy def sitting bi pour nañ jàppale Adji Sarr mu génn ci loxo yi mu nekk ñu delloo ko ay mbokkam ba mu xaar jugement bi ñëw wala lan la parce que dooma ne dañuy def sitting pour wax Adji Sarr violam beeg ñàkk viol beeg yooyu parce que loolu moom bu ñu ko defee mooy jël nañ daare parce que tollatuñ ci dossier bi foofu. mais est-ce que waruñoo def sitting naan dañuy jàppale ko xamante ni dossier ba léegi amuñu exactitude ne ndax viol la wala y a pas eu de viol. mais est-ce que nekkul dañu bëgg a dañuy anticiper wala man je comprends pas pourquoi ñu lay sitting pour jàppale ko. c'est-à-dire période bi ñu toll nii nga xam ne waxatuñ si ay Adji Sarr ñu ngi koy fàtte di xaar justice ñu ngi ci yeneen pourquoi ñu war a jug rek un bon jour nañu dañuy def sitting pour Adji Sarr moment bi nga xam ne tey ñu bëri waxtuñu Adji Sarr ñu ngi wax leneen pourquoi ñu andiwaat ko moo tax ma ne la est-ce que Aïda Patra daf cee dugg ak sago boppam moom laa doon essayé woo léegi mais dama ko jotu parce que ñu fàttali du moom rek y a des dames de la diaspora mais ñoom ba ñu waree juguñu tardivement lañ ñëw nee naa la léegi bañu ma man ku jàppale Adji Sarr ngir mu génn ci loxo yi mu nekk te dellu ci ay loxo bokkam bu dee seen sitting pour loolu la je suis parfaitement d'accord. mais sitting bi amul les femmes du pays femmes diaspora rek la. waaw c'est ça moom jaaxal. Aïda Patra femme Sénégal la. te boobu mu ngi Sénégal. léegi moom buy ñëw est-ce que moom kese mooy ñëw taxaw ci place de l'Obélisque def écran mu di wane femme diaspora yi dafa am sens. kon kay na toog këram rek. lu mu deeree dina am yeneen femme sénégalaise. yi ànd ak Aïda Patra ñëw toog foofu. def seen sitting léegi seen wax ji mooy dañuy def sitting bi. pour dimbali Adji Sarr di moment où mu ngi ci ay loxo yoo xam ne du ay loxo mbokkam ñu delloo ko ay mbokkam loolu de bu ñu ko waxee man je serai le premier à être là-bas pour que ñu jàppale ko mu gé parce que neexul lii kaso la. kaso mënut a weesu. nga am say mbokk. ñoo bokkal benn deret ci benn dëkk yow pour nga gis leen ngan di problème wala ñoom bu ñu la bëggee gis. këyit ngeen autorisation. dañuy ñaan autorisation pour ñëw mais loolu kaso la kon. pour man ñëpp war a yuuxu pour loolu. bu dee seen combat bi nag pour loolu la man je serai le premier à être là-bas. mais fekkee nekkul loolu est-ce que jarul aussi gouverneur. interdire ko nu muy interdire yeneen sitting yi nga xamante ne amoon nañ seen sitting bi dafa war a am lu ko wundu mais ñoom boo xoolee information ni ñu ko joxee dañ ne rek benn sitting. pour jàppale Adji Sarr. point te pour man képp kuy def sitting wala ngay def benn marche wala lu mënti doon am na benn lettre booy bind pour kii gouverneur. mu préfet. mu wax la ko ne la autorisé nañ la wala autorisé wuñ la. est-ce que mun a andi aussi trouble à l'ordre public parce que bu ñu amee ñenn ñoo xamante ne ànduñu ci boobu idée aussi mën nañoo infiltrer biir gars yi problème am fa. loolu laa wax moo tax ma ne gis nga lu waay mën a def rek teg ko ci waxtaan c'est-à-dire ne ñun kat dañoo bëgg def lii pour Adji Sarr dañoo bëgg dimbali Adji Sarr ci loxo yi mu nekk mu juge fa dellu ci ay mbokkam xaar procès mais bu ñu fi andil ci loo xam ne dañ ko dépassé. c'est-à-dire violé nañ ko violé wuñ ko tollatuñ foofu xam nga fu ñu toll fu mu toll nii Adji Sarr jóge ci ay mbokkam jóge ci kër yi mu ne loxo yi mu nekk
dellu ci ay loxo mbokkam. toog xaar juge bi woo leen pour atte leen moom ak Ousmane Sonko. foofu lañ toll mais ci kii yooyu moom wax dëgg neex yàlla tolluñu foofu sax. en tout cas kon yéen ñi suivre jamono ji yéen a ngi seetaan seen émission Allô la Teranga donc ñu dem ci dernier point bi muy combat bi nga xamante ne moom moo amoon le 4 avril bi ñu génn muy diggante Lac de Guiers 2 ak ki nga xamante ni mooy Eumeu Sène donc question bi mooy yow déception nga am wala juste yow xamoon nga ni noonu lay demee parce que répétition day amaat rek ci li nga xamante ne moom mooy suñu ténor combat ténor mbër yi nekk ci lamb ji fi mu nekk. ba lamb ji démarré laa wax sama soxna. ma ne ko stade bi su ma xamoon kenn ku fa am hémorroïde ku fa toog. dama ñibbi avant lamb ji di commencé. parce que du lamb boo xam ne même sa kër sax bu dee da nga am hémorroïde. waroo mën a seetaan lamb ji. parce que di nga toog bay bëgg a dee. doo gis dara. waaye saful xorom saful suukar. toor bi nag certes ñaari mbër yëpp la. mais ku ci nekk da nga. Eumeu Sène moom mun nañ wax ni dafa bëre consigne. mais du bëreem. même da ngay gis ni dernière sortie bi loolu lay wax staffam bi et pour man staffam bi am nañu raison xam nga lu tax. Eumeu Sène nekk na roi des arènes bëri na ba nekk roi des arènes. donc ki soxla woon ñoom ñaar kan bi mooy seen troisième bëre premier bëre bi match nul deuxième bi Eumeu Sène moo amoon ndam. kan moo soxla woon ndam si ñoom ñaar. Lac de Guiers 2. Lac de Guiers 2. parce que mine de rien que le même bu dee ci dernier combat am défaite la fa jëlee mais xam nañ ni jàmbaar la Lac lu muy doon jàmbaar combat am bi passé la waroon gën a mën a waree jàmbaaram parce que dafa soxla loo xam ne kii jot na koo am. muy roi des arènes. loolu pour nga nekk ko da nga war a woon ki nga xam ne dafa nekkoon roi des arènes lu mel ni xal dal ci kawam même bu dee da ngay daanu. ñu ne kat Lac andi na lu bees. moom waroon na mën a def surprise bu doy waar parce que moment bi nga xam ne ñëpp ñi faral ak moom ak ñi farul ak moom ak ñëpp ne woon nañu Lac day xaar défense la. défense rek lay def mbër rasu la. mais waroon pas mbëru rasu sax parce que rasu amu fa mais mënoon na def différence du moment où ba ne arbitre bi ne prip mu jéem a dox ci kaw Eumeu Sène. même na sa fait que benn yoon bu ko defoon mun na def lu bëri pour combat bi. mais defu ko malheureusement dafa toog. di def leneen ak leneen bon loolu yóbbul fenn combat bi moo tax da ngay fu mu mujjee mais beneen bi aussi mooy que CNG bi. surtout. man CNG ba mu ñëwaatee man maa ngi doon xaar mu andi leneen lu bees loo xam ne dafa nekkoon. mais lan moo fi teg lu bees combat bi lamb keroog bi gis naa fi ay 4 appuis. man 4 appuis moo war a jeex ci làmbu Sénégal. dafa yomb trop. ñu fay la ay millions nga préparer sa combat. nga ñëw toog war a jàkkaarloog imaginer ponkal mu toll ni Vincent toog jàkkaarloog moromam type 4 appuis ñu ne la combat bi jeex na c'est trop facile. nga jënd sa passe à €9 c'est-à-dire nga ñàkk noonu quoi. gars yi dañu war a wax li ci nekk. saa yi amul fenn ci àdduna combat yi mën a. toogee nii. mais est-ce que jarul ñu fi nekk nii ñu andi beneen façon règlement lu mel ne nga daanu ñaari yoon ci combat bi wala boog boo kii daanee kii daanu après ñu xool troisième round ku am 2-1 nga gagné mais fi mu nekk nii da nga ñëw rek mu jeex noonu ay millions. mbëri dañoo toog fii ñu ne par exemple promoteurs yi yii di kii yu bëri ñëwatuñ mais là nan la ñuy ñëwee ak yeneen tey mën nañ toog sax ba am ay tubaab yoo xam ne dañuy jógee seen i réew. ñëw pour investir ci ay combat fii. xam nga ci moment nan. saa yaa ngi. je pense que loolu amoon na fa ay temps ba kii bëggoon jël combat Sénégal canal mais je pense que mu jël antu parce que loolu la. yow un box ay millions la ay millions. xam nga da ngay toog par exemple li lay perturber mooy ngay wax gars yi la ko ñu déglu la mais Vincent moo lay perturber. yooyu day am comprendre nga mais. boo toogee war a def yenn yi CNG dafa war a dindi fii 4 appuis féetale ko fële. match ni tamit mu jëlee ko fi tamit. mais loolu mënul dem parce que 4 appuis boo ko tegee fii man damay fexe chaque jour nga am 4 appuis. beneen bi yow nan laay jàppante ak yow ba ñu génn kenn génn saako bi. ñu avertir kooku. mais saa jàppante boo gis kay
foog mu am génn am yooyu yëpp. mais boo génnee yooyu yëpp dañ ko war a dindi ci règlement bi parce que doxul. ñaari ponkal yu jàppante saa yi di kërti ba kenn génn saako bi. mais foofu amut ay sorties délibérées. mais aussi am nañu d'accordul ci quatrième kii bi parce que nee nañ déplacement def ñu arrêté ñu ne ko jox ko avertissement. mais man gisuma fenn fu Eumeu Sène génnee saako bi. la moo tax kii bi pourquoi. la moo tax mu am. donc yow fi mu nekk nii est-ce que aussi am nga jàngat ci ñaari mbër yi est-ce que dina yombaat aussi bon on peut dire pour Lac de Guiers ndax dina yombaat. bu am non Lac de Guiers bu continuer parce que moom nee na fi mu nekk daa amoon ndamu loxo bi moo tax mu ñëw bëree ko noonu affaire yooyu d'après ba Gaston génne moom. loolu andi comme alibi. loolu yàgg nañ ko dégg ci mbër. loolu taxawul yàgg nañ ko dégg ci mbër mais Lac dafa war a changer stratégie. parce que kenn mënul wax ni Lac de Guiers mënul bëre. jàpp nañ ko fii waññaar def lu nekk taxul mu daanu. kenn du wax Lac de Guiers mënul bëre mais da ko war a utiliser. mais façon bëreem. non da ko war a utiliser. parce que mëninam benn bu mu ci waneegum mooy lii. taxaw xaar la ñëw nga ma daan la. loolu da ko war a changer. war na jël beneen tactique wala boog comme boog peut-être que dafa nekk ci benn phase 1. Lac il est temps nga dem phase 2 c'est-à-dire di fekk si jàppante gësamante daan. beneen bi CNG mënuñ la xaar jamono jii nii ba fii ay 4 appuis moment ci ay ponkalu maam yàlla. amul ay ñaari ponkal yi taxaw ba kenn daan dafa war a rëpp ba ci suuf. mais est-ce que ay carte machine am na ci boxe ay kii. sport de combat. sport de combat boobu dafa war a dëñ. xam nga la moo ko mën din tamit. mooy heure combat yi. pour man gis nga 5 heures bu jotee. tak ñëpp war a yi war a commencer sëgg. première combat yi commencer. 19 heures pile fekk lépp jeex. non moo tax ma ne la dafa yow yaa ngi ci arène léegi. pourquoi saaku yi di am. gars yi dañu leen tegal barrière boo xam ne dañu ko waroon def foofu comme genre ring boo xam ne amul génn saako amul dara ñu def ko ring. ba tëj case bi. tëj ko complètement nga nekk ci biir. amul daw mais taxaw fii génn saako ak yooyu. comme MMA. non wallaahi noonu la war a def comme MMA bi nu muy demee parce que da ngeen tëju ci case teewul téléspectateur dañ leen gis yéen ñaar kese ci biir foofu nag à partir de là nag mu am kilomètre buy am c'est-à-dire ñetti 10 la wala ñetti 15 la. ñetti 15 yëpp da ngeen koy bëre ba mu jeex tàkk. parce que millions yi leen jox loolu mooy permettre ñu mën a jaay combat yi à l'étranger ñeneen mën a ñëw ne lii jar na ko parce que boxe bi loolu moo koy jaay leneen ak leneen loolu moo koy jaay. Lac de Guiers su dee bëre bi noonu la ko nar a bëre benn solution mu ngi nii da dem nekk def boxe. parce que boxe amul jàpp amul kii mais ñemewul parce que Reug lañ fa gis ak ki nga xamante ne moom mooy Bombardier. gis ñu fa keneen na dem defi boxe. comme day taxaw di xaar gars yi na dem defi boxe. voilà donc ci loolu dama defi boxe comme nu mu demee daal je pense que CNG war na mën a andi ay coppite si li nga xamante ni moom mooy suñu règlement yi am ci mbir mi aussi di ñaanal aussi ki nga xamante ni moom mooy Bombardier am combat ki ak benn polonais donc ñu yaakaar ne aussi dina ci génn comme Reug Reug nga xam ne am na combat je pense que le 7 bi ak benn iranien ñu nekk ñaari sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi def lu am solo ci li nga xamante ni moom mooy boobu combat muy sport boo xamante ni sport de haut niveau la donc Lamay ban la ngay tàggatoowee ci émission Allô la Teranga. waaw di gërëm ñëpp rek di sant ñëpp aussi di wax suñu cri de cœur bi nga xam ne ñu ngi ko doon def fii ci village yi ci mel ni ay Marsa. gars yi dégg nañ ko ba yónnee nañu ay photos yi ñuy wan ni. gars yi yónnee andi nañ fa ay poto. pour traverser leen seen courant bi parce que tamit dafa neexul kii nga toog ci benn gox. yow ñaari gox yi la sëkk fii di la romb gox yi fii di la romb donc gars yi dégg nañ appel bi ba ñëw nañ teg foofu seen poto yi photo nañ ko nag ba envoyé ñu ko ne dégg nañ suñu cri de cœur ñun loolu lañ soxla donc defuñ ko pour lii wala kii en tout cas kon bu kiiwul daal la Teranga TV ak Diomaye dinañ leen door xeer yi c'est très important kon président Macky Sall je pense que samp nañ poto yi et que dinañ leen andil seen courant loolu aussi c'est une très bonne chose parce que loolu la ñuy xaar ci état parce que média tamit ba mënul dem ci état bi ne ko defal lii lu mu mën rek mooy utiliser lu mu yor kanoom yi et que lii léegi la ñuy xaar état di ko dégg bu ñu waxee mu dégg et puis mu jëfee xam ne li ñu ko wax lu dëggu la parce que ñu ñëpp Sénégal lañ nekk Sénégal rek moo ñu ñor sénégalais bu développé ñu ñëpp la développé donc maa ngi leen di gërëm di leen sant ba suba ak jàmm incha allah. voilà donc je pense que le message jàll na donc fekkee yéen ñi nga xamante ni yéen a jege le chef d'état wala vous même le chef d'état fekkee ay ñuy dégg gis nañ ne dox ngeen benn pas ci wàllu électricité wu yenn village yi teg ngeen poto yi donc mu leer bu fekkee amul dara rek bu ñu waxaatee leen dañ ñëwaat à l'attaque mais nekkul attaque boo xamante ni attaque bu pour critiquer la mais juste pour donner une information aussi parce que ñëpp lañ fi nekkal nekk nañu fi opposition nekk nañu fi pouvoir mais Sénégal ma préciser ko état bi rek pour mu comprendre réew mi dëkk bi may wax boo demee Bakel dafa am benn dëkk bu tudd Gaabu
Gaabu daa am courant léegi Gaabu ba jëli li ñuy wax Arundu seen digg bi la marsa nekk. diggante Gaabu ak Arundu mu ngi frontière ak Mauritanie. Gaabu mu ngi ci Bakel léegi ci digg bi fa la marsa nekk. marsa moo amul courant léegi imagine loolu rek c'est ay kilomètres la nag. dañ koo jéggi. Arundu am na courant Gaabu am na courant mais marsa amul courant. pendant des années xam nga loolu dafa doy waar. léegi nag ba ñuy yuuxoo fi affaire bi andil nañ leen seen poto ba samp ko. léegi nag li des mooy ñu andil leen seen courant bi. voilà donc loolu rek moo des donc di jaajëfal yéen ñëpp ñi nga xamante ni yéen na doon suivre Allô la Teranga donc di jaajëfal ñëpp ci teewlu bi donc di leen jox dig daje suba si seen beneen numéro Allô la Teranga di jaajëfal Lamay mi nga xamante ni moom laay bokkal plateau bi saa su nekk donc di nuyu aussi suñu équipe technique Vincent bi nekk ci régie bi ak mboolem ñëpp ñi nga xamante ni ñoo nekk ci caméra yi ak ci beneen wàll leen jox di daje suba ci beneen jotaay Allô la Teranga. jërë ngeen jëf ñu dañuy fàtte Mbàkke rek quoi.